yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la. Les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique. Et c'est à l'unanimité, majorité comme opposition, que nous avons voté cette résolution. Nous sommes lolo de nek ñu ci leneen. C'est vraiment ki ñi nga wax. Parce que adina bi ko doy war. Suma sété ba né ki la bëgg denk li. Waaw bu sété di sét ci Sénégal yi ba ki la bëgg denk li. Yàlla ak man rek noko xam. Ne kenn xam ko pour suba tor ko tala. Ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. Ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. Ne. ak kàddu ndax mu jox ko lii. Ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. Ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xëy ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi
man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ana ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement ndax ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 13 octobre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bu ñu leen nuyoo di sant yàlla ginnaaw bu ñu santee yàlla di leen nuyu di leen baalu ak di leen baal di nuyu sunu mbokk sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk Europe Italie ñi nekk France Espagne ak ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sud Amérique di leen ku ci nekk ñu fekk la fi nga toog jox la loxo ne la asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa njaboot di ñaan yàlla musal ñu ci seytaane yàlla musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci xeetu feebar yi xew yépp ak yu njëkk yi yàlla boole sénégalais yépp ba ñu doon benn bëggante soppante fonkante di dimbalante yàlla gën a consolider mbokk gi nga xamante ne ku ci nekk moom nga séq ak ñi nga bokkal deret te yàlla xam li tax mu boole leen yàlla musal ñu ci jalousie ak iñaan ak soxor ak yaakaar sa morom lu mu am rek ci yow la jekk yàlla nañ ci yàlla musal parce que loolu mooy li nga xam ne moo lëmbe àdduna bi yàlla nañ ci yàlla musal gis nit muy wax wala ñu koy coow mën nga yaakaar sax da cee amee alal nga commencé ko jalouser wala ñu koy tudd te fekk poste bi dara new ci mu ngi struggle comme yow nga bëgg koo def sa ennemi waaw parce que ñu ngi koy coow te yow kenn coow la yàlla na si yàlla musal soxna Rama Diagne nag tey dafa am empêchement aussi xam nga tout est lié à sa santé ndeysaan day def ay visite ci docteur bi yàlla na ko ci yàlla may wér loolu muy dem di ko saafara Ahmadou Diop nous est revenu sain et sauf macha allah ñu kontaan baax a baax di ko am xam naa dama koy jox léegi moom mu nuyu ak mbokku auditeurs yi ci kanam ma am mbégte di dalal Matar Fall moom nag c'est un artiste comédien bëgg naa daal fan yi di ñëw ci émission bi ñuy gën a invité ay artistes di gën a invité ay sportif ñoo xamante ne liggéeyal nañu Sénégal ci seeni domaine bégal leen ci seeni domaine ñu ñëw waxtaan ak ñoom parce que ñoom tamit dañuy am une vision de ce monde une vision qui peut même être différente de la nôtre te des fois bu ñu tollee seen carrière sax lañ leen di dégg à travers ñoom li nu nuy wan waaye bu ñu demee ba noppi rek te ay éducateur lañu ndax discipline bi ñuy ànd pour yam ci seen domaine le sportif loolu lay def sportif boo ràññee ba boo toogee waxtaan ak moom rek am na lu bari loo mën a jàng ci moom ndax discipline nag moom mooy la différence ci lépp lu ñuy def discipline ma wax ci tuuti discipline moo waral taalibe bi nekk ci ndonga daara toog foo xamante ne souffrance la fay jëlee waaye du tee mu ne tekk toog di wut xam-xam ànd ak discipline tey moo tax sportif bi kenn du toog di ko surveiller mu entraîné ba pare mu xam ne noppalu moo ci war mu dem tëdd noppaliku ñu jox ko ay garab ne ko lii nga koy booleel mooy say vitamine mu koy jël à temps discipline moo tax aussi malade bi buñ ko fajee mu wér ndax li ko docteur bi di tere yëpp da koy bàyyi
bàyyil suukar mu bàyyi suukar ak a neex comme drogue la mel waaw suukar naturel bi ñuy jël suñ ko jëlee bu ñuy yëngatu rek lakk ko yàlla moom fiel yi muy defar amul dégâts ñun fiel yi ñuy defar moo am dégâts bu ñu yemoon ci ay fruits le sucre naturel dans les fruits am na yu bëri yoo xam ne duñu dal waaye sucre bii ngay gis ñu koy defar nii ay nit a ko defara ci def ay yeneen i produits moo tax léegi suukar di gaañe mais le sucre naturel de Dieu ne tue pas ne blesse personne boo demee nag ba sucre naturelu nit yàq la day dem nag léegi ba sucre naturel bi yàlla defar daanaka boo ci jëlee tuuti rek fekk réceptoire yi nekk sa biir yaram bi moom yàq nañ ko ba suukar lay bañ a gis waaw discipline nag mooy waral yow médecin bi bu la fajee nga wér ndax da ngay topp li mu la wax ba ci même ci mbirum éducation discipline moom moo waral tey université yi ñu leen di rang maanaam di leen def par rang maanaam di leen catégoriser par importance ndax dafa am ay université yoo xam ne elles sont très rigoureuses par rapport à l'enseignement bi ñuy jox nit ñi seen étudiants yi di leen contrôler di seet naka lañ koy defee bu ko defee dañu naan la telle université moo gën a diplôme moo gën a wóor ñeneen ñi wóorul parce que ku la dul surveiller mën ngaa jël liggéeyu jàmbur def ko joxe ko ñu jox la diplôme ñu ne la boo bindee sa texte ba pare da ngay dem en ligne nga soumettre ko dafa am benn software bu ñu am boo xamante ne yow boo fa dugalee liggéeyu keneen mu souligner ko wala ne lii day Ahmadou Diop a ko waxoon en 1990 bii day Ahmadou Diop ko bind ci beneen livre am ba mu publier woon en 2013 bu ko defee ñu xam ne yow def nga plagiat quelque part mu am benn pourcentage boo xam ne dañ naan la su tuutee ba tuuti rek mën nañ la bàyyi quoi parce que am na une connaissance boo xam ne c'est une connaissance universelle ñu baal la léegi nag ñooñu nga xam ne dañuy contrôler loolu seen diplôme dañuy xam ne ku jaar seen université yi yow ndaanaan nga bu ñu la joxee diplôme dañuy xam ne kii diplôme am baax na te loolu lan moo ko waral mooy discipline ndax étudiant bi su jàngee ba pare kenn du ko gis mu fekk matériel u jàmbur mu ne du ko laal day dem xoos ci biir boppam ngacc li fa nekk ci xam-xam des ci biir cerveau am ak imagination am mu def une créativité bi koy permettre moom mu répondre au sujet bu ko defee gars yi ne lii de c'est original daal di dañ koy mujj sax classé maa ngi leen fi doon wax ne amoon na ay jamono bi ma jàngee ba pare te doylu ma parce que aw ma xaalis pour mënoon yeggali fi ma bëgg a jëm dama naan dem ci université yi si librairie bi su ma demee damay àbb ay mémoire yu ñu bindoon ay année ci laa demee ba gis ne ndekete am na ci ay mémoire yoo xamante ne gouvernement américain bi sax mu ngi koy dawal ñu ngi koy doxal ay nit ñi ni ñuy def pour wut pétrole ni ñuy obligé ñeneen nit ñi yeneen réew yi ba ci Millennium Challenge bi dañ koo bindoon Millennium Challenge bi ñu ñëw naan leen bu ngeen defee démocratie ñu jox leen xaalis alors que seen xaalis boobu yëpp seen xaalis la ndax ki ko bind ni mu ko bindee mooy yéen seen xaalis yi ngeen di jël di ko wuti ji ci ambassade yi c'est pas pour rien ñoom ñu jekki-jekki rek ubbi ay ambassade ak ay consul fu nekk demal Sénégal fu ne ubbi nañ fa consul te pourtant mënoon na nekk benn ambassade rek nekk biir Dakar mais dañuy dem ubbi ay consul ci ville yu ne te Sénégal réew mu ndaw la waaye dañuy ŋacc chaque jour ngeen ra ambassade yi ba mu fees dem consul yi ba mu fees ngeen di wuti ji ay visa ci Afrique ñuy dajale alal jooju ñu minimum la ñuy may ay visa te ñooñu mooy ñi ñuy recruter mooy ñi ñu xam ne ñoom dañ leen a soxla ci seeni biir réew yi waaw xam nañu ñu bëri bu ñu ñëwee du ñu dellu ñun bu ñu ñëwee fii di jàng jàppoon nañu ne du ñu dellu ndax xam nañ lu ñu fekk lu ñu bàyyi sunu réew ñoom talent la ñuy bañ talent waaw ku talent gëm sa bopp bëgg sa bopp di def lu jub bëgguñu ko buñ la yóbbuwoon ci benn service fii dafa am sama benn cousin bu jàng France ba noppi dem ci benn cabinet d'avocat di fa def stage mais nee na ma Sénégal indiscipline nañu ma ne ko mu ne ma bu 10 heures jotee heure pause mu ne ma borom cigarette yi
borom piis yi borom verre yi dañuy dugg ci biir bureau yi laa lay wax nii di jaay gars yi di avance ay bëccëg 1000 francs wala 500 genre yooyu ba ñu am njëgu li ñu kii ñu leen koy doog a jox mu ñëw bëgg a indi ordre foofu gars yi di ko yemale place am quoi yow dëkkoo fi fii du France ñu fonton ak sa sikkim commencé di ko tuutal ba à la fin moo tax gis nga ñi nekk ci diaspora bi bés bu ñu demee Sénégal dugg ci ay structure bëgg fa indi discipline tey discipline laay waxtaanee boo fa bëggee indi discipline tu seras l'élément à abattre tu seras l'ennemi numéro 1 yow la ñuy exécuter parce que da nga leen fekk ak de vieilles habitudes yoo xamante ne ñoom parewuñu pour séparer wu ak moom parce que loolu mooy fën ci ñoom fën maanaam loolu moo leen di jox mbégte dóoranteeg borom jaaykatu piis bi ak borom jaaykatu mango beeg bu orange bi waxtaan ah dégg nga léeg-léeg sax ay mbirum coro génn ci da léegi disquette yi di jaay ci bureau yi ne ñuy rafet de boo bëggee jaral da ngay rafet jekk booy dugg ci bureau bi bala nga fay yàgg jóge léegi nga am jëkkër wala nga am coro noonu mbir yi di doxee discipline indiscipline nag ñun moom la ñuy promouvoir moom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo yi jànguñu amuñu benn déontologie journalistique mais comme que ils sont funny mooy dañuy reetaan loo nit ñi seen wax daa kaw-kawe wala seen wax dafa neex wala ñii dañoo rafet dañoo jekk nice ñooñu la ñuy jël les transformer pour en faire des journalistes moo tax bu ñu la invité des fois da ngay gis xuloo yi ñuy mujj ay question yoo xam ne question yu indiscipliné léegi kenn ne ma question bu indiscipliné amul ba pare soo ko bañee répondre ñu lay kar gauche ak droite defe ne par force da nga war a répondre te xamuñu journaliste am na droit laaj question bu ko neex ci jëm ci sujet yi mu waxtaane ki mu waxtaane mais su waa ji di wiiri mais bàyyi ko mu wiiri parce que du yow yaa koy juger ñi koy déglu ñoo koy juger wala ñu invité naan ko yow tey nga xam de defe ne ay vie privée loolu lañ lay menacer quoi yii bul dem ci kooku dala yii ñoom defe nañu ne yow boo jàkkaarloog nit rek lu la neex nga koy laaj ma de bu ma demee ci plateau nga laaj ma lu ma neex ma nit ma tontu lu la neex soo duggee sama vie privée dinaa dugg sa bos parce que fu mu toll nii affaire bi dafa doy waar ku ci nekk rek boo liññarti koo sa morom rek di nga gis loo ko mën a tuutalee ndax nit matul waaye da nga war a ànd ak discipline pour que boo invité nit nga yem ci question yi nga xamante ne moo ànd ak li nga xam ne moom nga war a wax ak moom soo nekkee ci liggéeykaay nga def li nga xamante ne mooy sa prérogative mais nag ci sunu kaw président yi lay commencé quoi foofu lay tàmbalee indiscipline bi yëpp ci kaw la commencé gis nga cette indiscipline institutionnalisée bi ñuy wax nii xanaa xamu leen ni ci président yi la commencé ndax buur yi li ñu doon def moom la ñu tubaab yi andil pour ñun ñu def ko sunu président yi sunu maam yu buur yi nga xamante ne ñoom lu leen neex la ñuy def ñun nag sunu kii loolu la ñuy def alors que bu ñu la joxee institution bi nga jiite ko am na alal boo xamante ne yow waruloo ko contrôler dañ la koy contrôler am na ñoo xamante ne bu ñu sàccee ñooñu ñoo leen war a lijjanti mais du yow yaa leen di lijjanti amatoo droit jox leen ay instruction parce que ñoom seen liggéey la ku ci nekk ak sa domaine président bi doonul ne moo fi ëpp xam-xam doonul ne moo fi dàq négocier diplomate yee ko dàq négocier ndax dañ koo jàng te ñun suñu président yi boo leen seetloo bu Senghor jàllee nga xam ne tubaab yi ñooñu ne moo leen dàq jàng yéen ñëpp moo leen dàq prononcé moom buy làkk français dafay neex wut na nag ak seen accent wolof yi ngeen yore bu ko defee ñu forcé ñu ko bi loolu jàllee ñeneen ñi fi des ñëpp ay tànn sa bu la neex la rek Ablaye Wade la ñu fi fal waaye moom bi mu ñëwee moo gën a ti yàq ñëpp moom ay tànn sa bu la neex la def fekk ay étudiants yuy cartouché mu leen di jël di leen jox ay postes yoo xam ne ay ingénieurs réellement ñoo fay nekk ba ñooñu ñu mujj tey ñoo nekk ay président tànn sa bu la neex boobu c'est de l'indiscipline yooyu moo ñu indi ci fi ñu toll nii bu ko defee nag nga yor alalu réew mi ñu ne kenn du la contrôler dafa am benn caisse noire boo xam ne lu la neex nga ciy def mais bu fekkee ne lu la neex nga ciy def say noon du ñu ci jot
te say noon ay sénégalais lañu te sénégalais yëpp ñoo waroon tolloo devant l'opportunité. Tu vois cette indiscipline institutionnalisée qu'on nous a imposée dans ce pays. te boo ci waxee léegi ñu ne kii dafa yara di kook dafa lii wala moom ñii Amérique la ñu nekk ak ñii France mag ñi rek lañu koy tànnal président yoo xam ne dañuy bañ concurrence ba nga xam ne képp koo am xam-xam duñu la ko jox. mais imaginez leen ministres yi ñu daan am dans les années 70 ba 80 ah ngeen comparé leen ak ministres yi nii am bi 2000 jotee léegi comparé leen rek ngay xool ay teppi taf rek ay teppi taf yooyu moo ñu indi nag ci lii. léegi nag dem nañu ba léegi soppi nañu ni ñu daan doxalee mooy léegi yow ku la neex ngay fal fi la neex moo tax dara doxatul moo tax léegi tey xoolal élection locale yi mu ngi profilé à l'horizon mbër yi ñu ngi wut nekk maire quoi non man affaire dama koy seetaan après parce que xam nga li ñu jàngal depuis 2000 xam nga mooy lan mooy yow doo doxal staff bi nga xam ne ñoo nekkoon ci maire bi te am connaissance ci maire buy doxee. yow boo ñëwee nekk sax benn njawar jóob bu amul benn xam-xam garaawul yow dañu lay indil ay këyit rek expliquer la ko ci wolof nga comprendre ñu ne la signer fii nga signer terre bii dañ koy jaay dañ ko bëgg a jox telle compagnie ngeen waxtaan ñu expliquer la ci la wax ba nga comprendre ñu ne la signer nga signer yow nga am ñoo xam ne da nga leen a bëgg a neexale ay suuf ñu négocier la ay yoon maanaam ay tailleur la ñuy comme ni ñuy wutee ay tailleur ci conseil constitutionnel noonu la ñuy wutee ay tailleur ci dans les mairies moo tax léegi xoolal mbëri yeeg comédiens yi mais dem leen ngeen xool gars yi di déclaré wu da ngay tiit sax lii nii ay années 60 ana kan moo ko ñeme woon te boobu ay gouvernement yu régulier lañu yore woon ay collectivité locale yu dëgër soo dee mbër wala nga doon cartouchard wala nga nekk géwél xam nga li nga war a def. doo ñëw fii naan da ngay fekk ay institution yu ñu teg local nga ñëw ne yow da nga ko bëgg a jiite quoi fu toll nii boo waxee dañu ne la xanaa mbëri du nit mais mbër nit la mais ku ci nekk da ngay xam fa nga mëne koo xam ne bu ñu la laajee wala benn chanteur jàngkat lan ngay liggéey lan nga xam mu ne la kañ nga bàyyi classe mu ne la CM2 moom la ñuy wax classe u géwél yi foofu mooy seen maximum lan nga mën CM2 fi ngay mënee taqale liir rek. ñu ne la lii lan la nga ne J ak lii lan la nga ne A ñu ne la lii lan la nga ne L ñu ne la lii lan la nga ne I lii lan la nga ne B lii lan la nga ne A ñu ne la boole ko nga ne Jaliba ñu ne waaw voilà mën nga liir mais nag da nga dem def ay mbir ba siiw ba ñu ràññee la ba foo dem ñu ràññee la ah ngay way nekk ci club yi ak cagajeeg narkatu sàngara yi ak defkat yu bon yi ba mu neex la ba nga am ci xaalis ñu ne la léegi lan ngay nga ne les institutions les plus fortes de ce pays moom laa bëgg a diriger gars yi nañu waxante dëgg ñun ñoo xeeb réew mi ñun ñoo tuutal réew mi ñun ñoo fonkatul suñu bopp léegi ci notoriété la ñu teg lépp moo tax lépp jaxasoo amul ministre boo jàngee ba ñu ràññee la keneen def ay mbiram ba ñu ràññee ko mu ne yow li nga mën nga ko alors que yow da nga jàng loo xamante ne xëy na daa mën a gérer réew. il faut que ñu seetaat réew mi nuñ koy doxalee télé yi xoolaat rajo yi xoolaat entreprise yi xoolaat koo xamante ne am maanaam du ci entreprise bi la ñuy jàngalaatee dafa am minimum loo xam ne nag sa mécanique mën nañ ko jàngal ku jàngul te loolu la ñuy doyee ñun loolu la ñuy doyee fii ah ñun ay bitim réew bu ñu fi nekkee loolu la ñuy doyee dañ lay yóbbu ci entreprise bu ñuy defar dàll del bësal fii muy def kol bësal fii mu tourné dàll bi kol bi këpp ci keneen mu dem ci keneen bës fii yooyu c'est mécanique te yooyu mën nañ ko créer Sénégal nit ñi dem liggéeyee seen niveau mais pëccëxloo bi doy na waar de Amadou Diop maa ngi jégalu ma jox la nga nuyoo ma dalal sunu gan gi salaamaaleykum. asalaamaaleykum Ndiawar Diop. waaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi ak di nuyu tous les sénégalais ak sénégalaises yi nekk ca sunu réew ma. ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci diaspora bi ñu leen di tuddee les sénégalais de l'extérieur sunu jàmbaar yu mag yi les expatriés.
waaw ay expatriés lañu, je dis bien expatriés. wallaay. parce que sémantique bi il faut que mu nekk loolu. waaw waaye ngeew yi ñoom leneen la ñuy wax. waaw inshallah bu baax ndax fi mooy assemblée nationale. ok macha allah. waaw yegg si leen ci jàmm. maa ngi sant Jërëjëf. yàlla. jërëjëf Ahmadou jërëjëf. waaw parce que xam nga àdduna boo juddoo ak fi ngay dundee da ngay am ay gàllankoor. dëgg la. waaw dama amoon ay gàllankoor yoo xam ne de la vie. macha allah. te loolu kenn du ci mucc parce que yàlla mooy dogal dëgg la. ci coobare boppam ci lépp. jërëjëf. waaw kon maa ngi sant yàlla bu baax incha allah. jërëjëf Ahmadou. léegi nag en une minute introduction rek laay def parce que li nga wax Njawar awma lenn lu ma ci mën a dindi dama koy dëggal parce que pédagogue nga. rajo bi sun rajo bi nekk na fi depuis 17 ans waaw nga xam ne danga ko def rek ngir yàlla ngir sunu Sénégal gi jëm ci kanam lépp lu muy def mu def ko ci coobarey boppam indépendance politique financière et monétaire et la défense nationale dëkk yi am fayda ci loolu la ñu nekk fan yii nag ma la ko jàngal actualité internationale bi ak nationale bi bari na torop bari na ba nga xam ne sax finalement doo xam fan ngay commencer ak fan ngay teeral lenn rek laa ciy wax muy benn mot maanaam le mariage forcé. ndeysaan. waaw le mariage forcé xam nga tubaab yi duñ ko daganal waaye ñoom dañuy daganal seen mariage forcé maanaam sommet France Afrique la France Afrique muy néologisme boobu nga xam ne dañ ko créer de toutes pièces. finalement mbir mi boo ko seetloo ba seetlu ko gagnant là et beaucoup de perdants. dafa am des réseaux occultes mafieux cartélisés des chefs d'État parce que tubaab bi dafa teel a xam benn mbir ne am réew soo ko bëggee yilif jërut ngay wax ak peuple bi fexeel ki nga xam ne moo fa nekk mu nekk sa dak loolu la ngay def maanaam autrement dit xam nga ne fan yi passé du ma wax ci actualité nationale bi parce que coow li moom bari na trafic des passeports moo fi am léegi ñu wax sommet France Afrique kooku erreur de communication la pour man indignité la sax parce que les anciennes colonies françaises tubaab bi pour moom ci gis-gisam précaré la domaine réservé la maanaam les pantins nègres de service ñoo nekk les esclaves de droit divin du côté de la Seine waaw loolu la ñuy mettre en exergue te li ko indi Omar Bongo bokk na ci parce que bu ñu fàtte ne Omar Bongo xam nañu ni mu ñëwee ci pouvoir bi parce que dafa waxoon wax ju rëy boo xam ne sommet bi nga xam ne dañ ko defoon ci fan yi passé ci Montpellier mais loolu girawali la parce que boo nee sommet France Afrique ñu koy defee France nekk ci mais kooku amut mais loolu erreur de communication la parce que Omar Bongo dafa mas wax ne l'Afrique sans la France dafa nekk une voiture sans carburant. jërëjëf Ahmadou. jërëjëf Ahmadou xam naa boo ñëwee ci sa chronique bi nga mën ñu koo tasal loolu yëpp bu soobee yàlla parce que sama gan gi mu ngi xaar. voilà léegi ci sa gan gi laay commencer rek. tuuti voilà. parce que ñu focaliser wu ci loolu. waaw incha allah parce que artiste la
parce que artiste porte-parole la du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple waaye dañ ko reléguer au second plan parce que dañuy ignorer son importance et son existence wallaay jërëjëf Ahmadou mbokk auditeurs yi comme neen ko waxoon tey dama annoncé woon ne bu ci deuxième partie émission bi première partie bi mooy toujours nuyoo